salaamaaleykum mbokki xibaaru guddi si li si nar a gën a fës. Birama Ndiaye. xët gu ya la ñu fas yéene ànd ci wàllub xëyub ndaw ñi comme ni ko njiitu réew mi daal di woon a woote foofee ca Mbuur ñoo ngi nasi pexe xool ananes la ñu def ba daal di tëral benn kuréel ba nga xamante ne moom mooy xel di saytu gune ya nga xamante ne dañoo war a am li leen di xëy wala boog ñu utal leen a xëy loolee diirub ñaar fukki fan lañ ko fas yéene def loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca département bu Thiès la ñuy des ba léegi li nga xamante ne itam moo jëm ci fànn boobule ak daal di xeex lépp lu jëm ci wàllub ñàkk xëyub ndaw ñi tax na rek agence nationale de reforestation grande muraille verte daal di fexe taxaw gunge nit ñi rawatina gune yi rek ñu daal di am ab xëy ci lu ñu duppee emploi vert loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar ci boobu jamono directeur général bu APROSI daal dina rafetlu taxawaay gi nga xamante ne nag njiitu réew mi daal dina ko taxaw foofee ca département bu Nioro daal di jàpp ne itam gune yi faw ñu daal di leen a tàggat gu mucc ayib ngir rek ñu daal di mun a am ab xëy loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar jeexale ko lu jëm ci wàllup wax lu jëm ci lu gënoon a fës ci ay xibaar ci ay bés bi ñu génn waaye laata loolu fédération bi ëmb jigéenu béykat yi ñoom nag la ñu sàkku bokk na ci jiw gu mucc ayib ngir rek ñu daal di waajal bu baax a baax nawet gi la ñu daal di dëgmal ab ndaje bu yàlla lañ fa daal di am foofee ca Tanda Mbuddaay nekk ca commune bu Ndiafat dinañ ci ñëw ak Mouhamadou Camara li ni mel moom la ñu daal di nar a faram-fàccee ni ci kanam tuuti ñu ànd ceeg kile di Pape Abdoulaye Ji. Birama Ndiaye. dibéer ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn yooye xibaar ginnaaw bi ñu leen nuyoo dooree ko ci lu jëm ci wàllu xëyub ndaw ñi foofee ca département bu Mbour benn kuréel lañ fa daal di taxawal ngir rek mu daal di saytu bu baax a baax gune ya nga xamante ne war nañ fa am ab xëy loolee nag dañu tax rek ñu daal di saytu bu baax a baax gune yooye nekk ca commune yu bokk ca département Mbour yépp li ni mel lañ leen fa fas yéene taxawal lu toll ci ñaar fukki fan ñu leen di saytu ba xam ana ñan ñoo ko war a am ak ña ko waruta am ci fànn boobule daal dinañu waajal bu baax itam lu jëm ci wàllu comité départemental bu développement di CDD ak conseil présidentiel bi ñu fas yéene amal niki fukki fan ci weeru avril gi la ñu dëgmal Moustapha Sall. ab plateforme la ñu taxawal ngir rek daal di mën a saytu saafara li nga xamante ni mooy xëyu ndaw ñi ñiy yëngu ci wàllu politique bokk ci nguur gi ñoom ñëpp a dajaloo nee ñu boole seeni goj xàccandoo dóorandoo ngir saafara jafe-jafe xëy mi nga xamante ni ndaw ñu am na ko seenug diwaan Saliou Samb moo jiite conseil départemental bu Mbour. woote bi son excellence le président Macky Sall waxoon ci affaire liggéeyu xale yi commencé xalaat xool naka la ñuy amee ak benn outil de travail boo xam ne outil boobu dañ ko bëgg a xool gën koo xoolaat naka lañ ko gën a mun a méngooleeg ak département ci xale yi laaj leen xale yi nga xam ne président Macky Sall ñoom la bëgg a utal xëy laaj leen ñu xam yan formation lañ soxla ñu ci am liggéey ñu ci amul liggéey ak ban liggéey lañ soxla par rapport aussi département bu nekk ak commune bu nekk lu mu laaj ci liggéey ñu tënk ko remonté ko yébal ko aussi tamit son excellence le président Macky Sall pour que nga xam day nekk outil de décision boo xam ne nga xam ne département de Mbour bi lii lañ soxla lii la xale yi wax lii la xale yi di xaar ci moom outil bi nga xam ne taxawal nañ ko ngir xëyma jeunes yi man xëy la ñu bëgg ak lan la ñuy xaar ci kilifa yi Joal la ñu ko njëkk a xoole ci diwaan gi su fi Gladima Sibi foofu la dëkk moom jëwriñ la ñu dénk ko wàllu énergie si ñaari fan ñu enquêté téeméeri xale ak fukk ak juróom-ñaar en l'espace de 2 heures formé leen en 4 heures parce que ay bénévole la ñu jël jox leen jumtukaay muy téléphone bi def si fiche d'enquête mu andi ñu ne lu tax mënuñu jël outil boobu wasaare ko parce que tey war nañu jël ay décisions mais décisions yi war na jóge si suuf loo gis na soo koy doxal xam ne am na lu si des da ngay taxaw defaraat loolu nag ñu ne dañ ko siy gunge moo tax si diir bu gàtt ñu bëgg a def diagnostic boobu si département de Mbour. mbir mi sax daañu ko yaatal ci fukki commune ak juróom-benn yi nga xamante ne moo nekk fii ci diwaanu Mbour bu ñu sukkandikoo ci docteur Serigne Gueye Diop moom mooy maire Sandiara. département de Mbour 16 communes yëpp ndax dañoo soxla emploi ci usines yi wala feneen parce que amuñu qualification ñii dañoo soxla entreprise parce que am nañu qualification mais amuñu xaalis ak le troisième groupe ba nga xam ñoom dañu bëgg yëpp jàngi donc loolu tant comprendre ñu ko duñu mën a indi ay solutions aider le président de la République à xam quel est le problème dans chaque commune ñaata jeunes ñu góor ñaata ñu jigéen ñooy recherche de l'emploi et à partir de ce moment là maintenant ñu mën a xam lan mooy doon les solutions dañoo créer benn comité scientifique boo xam ne dafa bëgg experts yi liggéey experts yi pour co-construire le questionnaire loolu samedi inchallah lañ koy def yaatal ko nag ñëpp ci ba donc on a aussi décidé que nañ def benn synergie une rencontre entre les maires avec le président du conseil départemental pour mën a partager aussi ces expériences. liggéey bi nag daañu ko amal ci ñaar fukki fan bu ñu sukkandikoo seeni kàddu préfet bi ci wàllum xëy mi dana ci amal am ndaje fii ci diwaan gi laata président
président di woote ndaje conseil présidentiel ngir saafara wàllum xëyum ndaw mi ci fukki fan ci weeru avril bi ñu dëgmal. Moustapha Sall fii ci Mbour ngir Sud FM. Moustapha Sall ci région bu Thiès la ñuy des dem ba ca département ba foofee itam ngir rek daal di fexe ndaw ñi daal di am ab xëy la ñëw sàkku bokk na ci ñu daal di dugal seen loxo ci lu jëm ci wàllub jëmbat garab bi ak lu demee noonu le tax na rek agence nationale de reforestation Grande Muraille Verte daal di ci taxaw am ab campagne de reboisement foofee ca Pout. Babacar Sow. fexe ba andi saafara ci jafe-jafe liggéey ndaw yi kuréel gi nga xamee ni moom la ñu dénk lépp loo xam ni jëm na ci wàllu jëmbat garab doon def li ni mel ci diwaanu Pout ca département bu Thiès nee na daal na ci ndaw yi nekk ci réewum Sénégal wëlbatiku jëmbat garab nekk na lu am solo ngir mën a suqaliku ci wàllu koom-koom rawatina suñum réew waaye itam fexe ba sàmm dend gi itam am ci solo lool ba tax sax Ali Aydar di yëkkati ak yoox jëmale ko ci ndaw ñi ñu mën a dugal seen loxo bu baax a baax ci wàllum jëmbat garab ngir am ci ay koppar. dañu ñëw Pout pour jëmbat fi ay garab yu bëri ay garab yu meññ ni ñu ko defee ci Tivaouane fan yële paas rek ñu ngi fi Pout ñu ngi ci suñu liggéey bi nga xam ne dañu bëgg Sénégal naat am fépp ay garab yi nga xam ne garab yi am njariñ la pour askan bi garab buy jox liggéey tamit jeunesse bi parce que garab boo ko defee da nga koy jaay wala mën nga ci jaay lu bëri waa Notto Gouye Diama groupement féminin yi fa nekk ñoom dinañ produire presque 500 000 garab at bu nekk donc ñu bëgg jeunesse bi engagé wu pour ñu defar fi tamit ay garab yu ñuy jaay wala yu ñuy jëmbat agence bi déjà da ciy jënd lu bëri garab yi ñu indi fii ñu ngi ko jëndee Notto Gouye. loolee tax na sax ba Ali Aydar jëwriñ ji fi yoram wàllum dend gi ci premier gouvernement Macky Sall di dellu soit ci solo bi nga xamee ni jëmbat garab am na ko ak lan moo ko tax a jóg fexe ba keewu gi dend bi itam suqaliku bu baax a baax Ali Aydar lañ ciy déglu. reforestation dafa bëri ay façon par exemple fi nga xam ne bëgg nga cadre bi développé fa parce que cadre garab baax la day suqali suuf si day indi azote bi day enrichir suuf si pour mbéy mi da ngay yóbbu foofu ay cadre yi nga xam ne da nga koy jënd ci ay saaku 50 kilos ay junni saak nga may ko jur yi buñ ko lekkee buñ ko delloo suuf si bu tawee mu nekk garab mais ça veut pas dire que yëpp ay nekk garab mais dina am yu ci rek ci nekk garab donc ñi ngi def façon de reforestation boobu maanaam di jox jur yi ñu lekk am na beneen façon reforestation bi nga xam ne dañuy for 100 millions de graines dañ koy delloo suuf si ndax garab boo ko gisee rek dafa am rab bu muy àndal. Babacar Sow dañ ci jokk ak yéen fii ci Pout pour Sud FM. Babacar Sow jégalu baax a baax ci melokaanu déggin woowee nga xamante ne nga mën nga ñu daal di jotale bàyyi ko Pout dem foofee ca département bu Nioro faaw ñu daal di tàggat ndaw ñi ci lu jëm tàggat yi nga xamante ne moom mooy projet yu bees yi jëmale ko ci wàllu pétrole gaz wala boog mine ki xamle li ni mel di directeur général bu APROSI mi daal di rafetlu dogal yi nga xamante ne njiitu réew mi daal dina ko jël ngir rek daal di fexe ndaw ñi kenn ku nekk ci ñoom daal di amub xëy. Jim Momat Ba lay wuyoo ñu teewlu ko ak Mamadou Camara. ñaanal ñi fi jóge di ñaanal aussi Sénégal pour que li fi xew bañ fi xewat Sénégal réew moo xam ne ñëpp ko teg bët ci stabilité te ñëpp fi daan ñëw investir te loolu stabilité bi rek ko may li nga xam ne am na fi président ci boppam ci dëgg-dëgg ñu ngi koy félicité ci mesure yi mu jël turam bi nga xam ne dafa dalal xel yi ba pare wax ne dégg na bu baax a baax jeunesse te mu ngi joxe ay instruction ak jël ay mesures ci budget bi pour que jeunes yi gën a am liggéey ñun dey Nioro moom dañuy remercier président parce que changé na ko transformé na ko bu baax a baax man Nioro la dëkk la mu fa def day dëgg benn président mosu ko wante nag comme réew mi ñun ñëpp ko bokk xale yi bëgg nañ liggéey ñu ngi ci nag président loolu moom mooy projet PSE plan Sénégal émergent moom loolu moom moo ci nekk mooy fondement bi créer ay xëy wut ay unité industrielle def de sorte que ne li ñuy jëggaani ñu wàññi ko parce que soo jëggaanee li nga xam ne yow yaa ngi ko waroon a liggéey ñeneen ñi ñoo koy liggéey loolu moom mooy orientation président de la République léegi nag am na li fi xew nii yokkaat na doole bi nga xam ne moom moo war a tax ba nga xam ne jeunes yi am xëy moom mooy ñu former leen parce que aussi pour liggéey il faut nga am formation léegi centre de formation yi ñu ngi koy def Nioro sax am na ci benn am na ci yeneen fu ne mais dañ ko gën a yokk mais formation boobu suñ ko yokkee defar ay xale yuy formé wu ci biir centre yooyu mais aussi ñi nga xam ne dañuy formé wu ci ci ay entreprise ya aussi étude ak formation ci biir fi ngay liggéeyee yooyu suñ ko defee il faut que nit ñi am xëy am liggéey moo tax itam mu ne dina créer aussi ay fonds yoo xam ne dina def ay projet mais projet yooyu ak tàggat ndaw ñi ñeneen ñu bëgg ñu daal di leen tàggat itam ci lu jëm ci wàllub mbay càmm gi ak it lu jëm ci wàllub njënd ak njaay rawatina lu jëm ci wàllub boulangerie loole moom la sëriñu daara bu Serigne Malick Cissé daal di sàkku ñu nekk ca daara Serigne Bassirou Cissé
ngir rek ñu daal di leen a tàggatal lu toll ci juróom fukk ak ñeenti taalibe ya nga xamante ne wàcce nañu alxuraan noone la ko daal di sàkko ginnaaw sa nga xamante ne nag jàng nañ ba noppi faw ñu daal leen utab la nga xamante ne dinañ ca mën a suturlu. Moussa Ka kenn la ci kilifa yu bokk ci office national de la formation professionnelle moo fa demoon foofee ca Njaareem ñu teewlu ko Adama Ndiaye. Serigne Malick bi nga xam ne moom moo woo suñu directeur général docteur Souleymane Soumaré ki nga xam ne moom moo yëlif ONFP mu ne ko dafa soxla ndaw ñi nga xam ne ay taalibe la ñu ngi leen di jàngal pare nañu alxuraan te dafa bëgg bu ñu paree alxuraan ba pare ñu tàggal leen nga xam ne dinañu mun a am ay métier ñu mun a am liggéey bi nga xam ne moom la ñu bëgg donc loolu moo ñu indi fii tey te maa ngi rafetlu si réaction docteur Souleymane Soumaré bu mu def si gaaw mu tontu si en tout cas woote boobu noonu loolu moo ñu tax a ñëw fii ndaxte démarche ONFP tey mooy képp koo xam ne soxla nga formation fépp foo fi nga xam ne yaa ngi ci biir Sénégal ñu ñëw tontu si woote boobu noonu donc loolu moo tax ñu ñëw fii léegi nag ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk te ñu nekk ay taalibe xalaat bi mooy ñu former leen si ay métier nga xam ne bu ñu génnee fii dinañ am liggéey bi nga xam ne si moom la ñuy jàpp parce que nag ONFP ñoom nu ñuy liggéeyee dañ lay tàggat bu précis boo xam ne boo paree moom liggéey bi da nga koy mën da nga koy mokkal loolu mooy suñu spécialité mais ma teg ci ne si démarche bu ñuy def bu ñu lay former doo fay dara loolu spécialité ONFP la mais leneen li nga xam ne am na solo mooy que état du Sénégal dafa bëgg tey bépp ndaw ñu mun laa tàggat loolu ministère bi mu ngi ciy liggéey ci instruction effectivement du ministre Dame Diop. ñii nag tàggat nañ leen ba noppi la ñu sàkku rek bokk na ci ñu daal di leen jox ab jiw gu doy ngir rek ñu daal di waajal bu baax a baax la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu pour nawet gi la ñu daal di dëgmal loolu di fédération bi ëmb jigéen yu nekk ca kaw ga. ñoom ñoo ko daal di sàkku ginnaaw bu ñu amee ndaje bu yaa foofee ca Tanda Mbudaay nekk ca commune bu Ndiafate ñoom nag daal di nañ sàkku itam lu toll ci nguurub Sénégal lu toll ci téeméeri milliards ay suuf yu ñu mën a béyee ay ngir rek daal di soqali seen l'activité. Adja Ndiouk Lindor Mbaye moo nekk seen njiit ñu teewlu ko ak Mamadou Camara. ñu ngi jëm nawet te ñu ngi wax naan àll bi dañu jël seen gerte yi jaay ko chinois yi soo war gisee loolu seko yi mooy yéex a ub campagne bi teel a door kenn du jaayi sa gerte ku dul état parce que nag ay sénégalais dañu war a suuxat Sénégal dundal Sénégal waaye waruñ ko loolootuñu lii ñuy béy te état dañu jox jiwu ñu war koo jaay mais su seko ubbiwul nga bëgg a dundal sa doom bëgg a jënd ordonnance bëgg a jox matériel scolaire doo mën lu du jaay keneen mais su dul loolu kenn du jaay chinois Sénégal lañ ko jaay ndax fi la ñu te def jiwu bi tam ñu ngi ñaan nawet lañ jëm état moo ñuy jox ndax ñun amuñu benn partenaire bu dul état mais li ñuy ñaan état mooy surtout ministre de l'agriculture mu jàppale ñu jox ñu lu doy ndax liñ ñuy jox doyuñu soo seetee tey région yëpp a ngi te région yooyu yëpp bu ñu joxe jiw Kaolack la ñuy ñëw joxe jël jiw fii ci fédération ñoom ñëpp fi la ñuy jël ñebe bu ñu ko teexee daaw Koura Aïssa mii lañ ko jox kon dañoo bëgg ñu jox ñu lu doy di engrais di jiw parce que jigéen amul doole dimbale ñu yitu suuf ndax góor ñi duñ ñu jox suuf soo waxee ñooy jigéen warul donn suuf jigéen warul am suuf lu tax jigéen warul jege kër baayam waree fa dem kër jëkkëram baayam dee mu donn suuf ñu dem jëkkëram dee mu donn suuf bu yàggee ñu jël suuf àddina bi loolu science bu baax bu doy waar kon nañ ñu jox suuf su doy nañ ñu jox jiwu bu baax jiw ndax jiwu bi ñuy jox sax rafet na ñun kenn musuñoo jox jiw bu bon opérateur yi ñu boole yëpp jiw yu rafet la ñuy jox mais jiw bi ñu jox moo doyul ñu ñaan ñu yokkal ñaanul ñu dimbali ñu ay finance ndax bu ñu amee finance am jiw bu doy su boobaa Sénégal pauvreté dana fi ñëw milliards yi ñu ngi man li ma koy ñaan ñoo femmes rurales yi 100 milliards na ko def dans l'agriculture bu jëlee 100 milliards tey def ko ci agriculture jigéen ñi béy seeni jëkkër béy seeni doom béy dinañu permettre xale yi dootuñu immigré ji di dem Italie bay dugg ci géej gi dee dinañu permettre chômage dina jeex ci àll bi ndax ku am tool am gerte am engrais am jiwu su boobaa di nga liggéey te di nga dundal sa bopp dundal sa ndey ak sa baay kon li ñuy ñaan 100 milliards yooyu da ko def agriculture bi pour que àll bi naataat Sénégal au lieu que muy jëggaani dañu jëggaan si ci moom viol yi am yëpp exode rural jóge ci tey lu mel ne tawa te tey bu liggéey boobu amoon tool am suuf am jiwu am leneen am dootuñu dem yaakaar naa di jëggaani wala di bindu ji kon nañ ñu dimbali ci suñu njaboot gi parce que ñoom lañu am
tàggat yaram football bi doxoon diggante li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub Casa Sport ak bu Medina ndam demul ndam dikkul kenn ku nekk dafa dugal moromam benn bal ginnaaw bu ñu daal di amee jongante niki tey ji foofee ca Ziguinchor benn Michel Kanfoudi. ndam demul ndam dikkul ci classico bu football bu Sénégal bi daan dox ci diggante Casa Sport ak Jaraaf bu Dakar ñaari équipe yi nag dañoo tembo ku ci nekk benn but nga dugal Ziguinchor waaye ñoo njëkk a tijji taax yi bu match bi amee juróom-ñeenti simili Mahfous Kandé moom mi nga xamante ni moo profité ci benn perte bu bal défense su Médinois yi nag daal di duma gardien de but bu Jaraaf Pape Seydou Ndiaye avance bi ni mel nag juróomi simili rek la am vert et blanc yu Médina yi nga xamante ni gannaaw bu ñu encaissé seen bii boobu leen dañoo yëkkati seen niveau de jeu daal di profité ci manque expérience su défense su Casa Sport ngir mën a créer penalty boobu leen kii di El Hadj Madické Kane moo ko daal di transformé bu match bi amee fukki simili ak juróom ci score boobu leen lañ demee ci mi-temps bu ñu dellusee ci ñaareelu période bi nag Casa Sport daal di teg loxoom ci bal bi contrôler match bi waaye velléité offensive yu Mahfous Kandé Lamine Diadio ak Abdou Diedhi mi nga xam te ci biir match bi la dugg nag daal di buté ci expérience su Médinois yi jaraaf meen yooyu nga xam ni tàmbali woon nañu yéeg seen coono match contre club sportif Sfaxien nag daal di gérer match bi di def ay contre ci contre yooyu sax as tuut poulain wu Cheikh Gueye defoon hold up fii ci Ziguinchor ci temps additionnel bi bu nekkuloon vigilance gardien de but bu Casa Sport bi di Pape Moussa Sène mi nga xamante ni wone woon na xar kanam bu jéggi dayoo ci doon jokk ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor benn Michel Kanfoudi pour Sud FM. benn jërëjëf egsi nañ ci xët bi nga xamante ne moom la ñu jagleel lépp lu gënoon a fës ci ay xibaar ci ayu bés bi ñu génn Marie Rosalie Ndiaye. mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen jotaayu xibaar yi gënoon a fës ci ayu bés bi ci Sud FM seen rajo. ñu door kook coow li soxal vaccin bi ñu duppee AstraZeneca fii ci Sénégal ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr gannaaw ba mu doon inauguré ab jumtukaay bu bees talaata ca hôpital Fann dañu daal di dagg ay kàddoom ko jëfee di benn nit koo xam ne nee na waajuram bu góor ba mu jëlee vaccin bu ni mel ba noppi daf ko indil ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram Amadou Moustapha Dieng. ci kaw ñaari vaccin yooyu muy Sinopharm ak AstraZeneca. mais si surveillance boo xamante surveillance bu wër la boo xamante ne lépp lu si am rek danañ ko xam. Abdoulaye Diouf Sarr daaneelaguloon kàddoom sax di dara xelu askan wi di ñàkk bile di AstraZeneca fa saasa beneen baat yëkkatiku di ko weddi boobu baat bopp Elimane Sey la di doomu góor gi di Mamadou Sey nga xam ne yëmbal la dëkk doomam bi dañu xamal ne biñ ko pikiiree AstraZeneca ba léegi dafa feebar ba dañ koo rawalee fii ci Fann. mu vacciné wu dox ñëw daanu kawte jour bu mu vacciné woo xëy ñu dafa am AVC. mu mel ni mbir yi dafa yemoo ndax Abdoulaye Diouf Sarr moom mu le dafa ñëwoon ci hôpital Fann ngir inauguré fii ay appareil IRM ak scanner ci boobu la jamono lañ fa rawalee góor gi lee di Mamadou Sey doomam mi ngi ñuy xamal ne fu mu nekk nii dafa amee AVC te ci ay kàddoom bu mu pikiroo la ko lii dal. actuellement AVC la am benn partie bi moo fonctionné ba mu pikiroo directement la am AVC musul am dara dalu ko moo doxal boppam di dem. waajilee mel ni ko am njàqare ak tiis loolu di nettali yéeg wàcc nga xam ne jot na ko def ba yegg si fii ci hôpital Fann. ba mu ko vacciné woo ñëw si kër gi mi ngi jàmbat ne yaram bi dafa diis xëy tëdd si kër néeg bi génn yeewu dugg ci douche bi duggaat ci néeg bi nekk daanu na ci néeg bi ba bopp bi toj kenn gisu ko deret gi di coagulé wu foofu noonu parce que deret bu mu doon génne sax dafa way ñu yóbbu paa bi di mel ni kuy dem ñu jël ko yóbbu ko hôpital Dabakh Malick bi nga xamante ni moo nekk Parcelles di ci fere suñu xaalis ba benn heure ñu alerté leen demaat ba ci docteur bi ne ko fii ngeen vacciné paa bi ba ngeen ko vacciné la commencé affaire daanu ñu bind benn rapport ne nañ envoyé nañ ko ministre de la santé bind benn rapport ne envoyé nañ ko docteur yëpp ñu jëlee ko Dabakh Malick ñu jékki-jékki ñu ne ñu ministre de la santé jël na ko en charge ñu indi ko ci hôpital Fann boobu ba léegi kenn laalu ko woon sànq laa soog a hurle yuuxu ci kaw si nañ soog a commencé ne yenn prise en charge yi scanner bi dañ koy commencé jël en charge. ci noonu mu ñuy wan baayam bi nga xam ne jamono jile ñu ngi ko tëral ci benn lalu hôpital mu mel ni ku sonn loolu Elimane Sey di xamle ne. actuellement li ñuy wax ministre mooy mu arrêté vaccin bi ba ñu gis li nga xamante ni moom muy lu logique. pourtant moom léegi laaj nekkul ci vaccin bi nee na ñoom seen xëy ñu ngi xool ñu ngi saytu. amatul saytu loo xamante ni tubaab yi nee na ñeen ko arrêté ñëpp ñu ngi koy arrêté gis nañ ko laa la wax ne ni ki mu dal am ñoo xam ne ñu ngi naan ma seen yaram dafa diis ak ñeneen yeneen cas yoo xam ne am nañ si ñun suñu papa nag en connaissance de cause la nga xam ne dañ cee teg bët nii ministre duñ koy wax actuellement ñu arrêté vaccin bi ñu arrêté vaccin yi pour ñeneen ñu sauvé wu. lu ni mel nag terewul ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr di dalal xelu askanu Sénégal di xamle nag ne ab vaccin bu wóor la te samp nañ fi ab bànqaas boo xam ne ñu ngi ko tuddee commission de pharmacovigilance ngir saytu lépp lu xippee ci li nga xam ne moo di ñàkk bi nga xam ne coow li mu ngi ciy bëri muy xamle sax ne OMS ak kàngam yi nekk fii ci Sénégal ñoom li ñu jàpp moo di ne ñàkk bi li baax na te mën nañ ko jëfandikoo ñu teewlu kàddu yi Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Amadou Moustapha Dieng. effectivement Sénégal
depuis le début daf ne day teg benn stratégie nationale de vaccination ku ne stratégie nationale de vaccination rek da nga naan lu ñu xalaat bu baax avant ñu koy teg stratégie boobu am plan de mise en œuvre ñu ne vaccin yi nekk ci marché bi muy AstraZeneca muy Sinopharm muy Pfizer muy Moderna muy sax Sputnik V yooyu yëpp suñu borom xam-xam yi ñu xamante ne ñoom ñoo yor commission bi liggéey ci wàllu ñàkk ci Sénégal saytu nañ yëpp ba bu nekk rek ñu jox ñu ci effectivement naka lañ ci war a taxawee moo tax ñu commencé Sinopharm dem jënd ko ba Chine ñëw démarré parce que boobu initiative COVAX indeegul woon seen vaccin bi COVAX indee seen vaccin muy AstraZeneca tam ñu introduire ko may wax ne commission Sénégal bi xamante ne ay borom xam-xam ci wàllu vaccin ñoom ñoo ko ŋànk waxaguñu dara loo xamante ne danañu tax ñu génn ci AstraZeneca mais organisation mondiale de la santé nga xamante ne ñoom ñoo yore lépp lu jëm ci mbiru santé ci àdduna am commission buy surveiller li yëpp ñoom tam ba fi ñuy wax ak yéen amul dara lu ñu ci wax même Europe ba ñu koy génne ci yenn dëkk yi agence européenne du médicament amul donc lan lu ñu ci wax lu ñuy mën a tax ñu dellu gannaaw kon nag ñun am nañu benn dispositif de pharmacovigilance boo xamante ne day surveiller bés bu jot lépp lu ñuy wax effet yi xamante ne donc day am après vaccin loolu ñu ngi koy surveiller ci anam yu mucc ayib may rassurer sénégalais ak sénégalais yi di leen wax ne Sénégal dëkk bu mag la ci wàllu donc médecine dëkk bu mag la ci wàllu vaccination parce que ça fait 40 ans ñuy vacciner donc lépp loo xamante ne war na ci pour que ñu encadrer dispositif dans la sécurité ñu ngi ci maa ngi dalal xelu ñëpp ñu ngi continuer suñu stratégie de vaccination ci kaw ñaari vaccin yooyu muy Sinopharm ak AstraZeneca mais ci surveillance boo xamante surveillance bu wër la boo xamante ne lépp lu ci am rek danañ ko xam. ci wàllu politique njiital parti bu PASTEF mooy woote ci booloo képp ku fare ci kuje politique gi ngir sàmm li nga xam ne moo di démocratie bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci kàdduy Ousmane Sonko ci jamono ji askan wi wone na ne dafa raw bu baax a baax classe politique bi ci doxalinam ak ni muy xalaatee ba tax nag mu jàpp ne dafa jot ñoom ñooñee ñu daal di booloo ngir sàmm li jot a sàmm fii ci réew mi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ismaïla Marcel Coly. cadre tournée yi ñuy def. fépp nañ fa dem mais fii dafa am importance particulière laata lii am wax naa ni am na jéego yoo xam ne ñu ngi ci doon liggéey te Sénégal yëpp xam nañ ko mooy taxawal kuréel gu yaatu front bu yaatu boo xam ne day dajale ñi nekk ci opposition bi yëpp front boobu lan mooy jubluwaayam mooy faire face au pouvoir dictatorial de Macky Sall. loolu moom mii moo ko initié woon te defe naa mën na ci njëkk a waxtaanal ci acteur politique doog cee dem waxtaan ak ñeneen ba ñëpp àddu woon joxe seen kàddu ni bëgg nañ cee bokk. loolu nag tey la gën a actuel parce que qui peut le plus peut le moins. bu dee démb nga xam ne situation présenté wuloon ni mu présenté la ñu xalaat loolu waxuma laa tey jii nga xam ne askan wi yëpp won nañ ñu ni doyal nañu ci li fi nekk bëggatuñ ci dara askan wi yëpp won nañ ñu changement la ñu bëgg askan wi wane na ni ñun ñii la ñu àndal ñun ñu féete ci kujje gi parce que dëgg la ñu àndal te doyal nañu ci jaay doole gi ne ci dëkk bi benn appel rek lay lancé mooy lu ñuy def rek nañ ko def ci lu gaaw parce que waxtaanu politicien dafa faral di gudd askan wi lu mu ñu won mooy moom jiitu nañu buñ ko àndul def ci lu mu gën a gaawee ku ko jóg ci ñun def ko it askan wi dina la dox parce que askan yi locomotive la soxla fi mu toll nii mooy kuy xëcc mbir mi kon suñu responsabilité ñun ñëpp ñu xam ni mootuñu toog fii di làkki tubaab di bind ay texte di corriger ñu naan diw wax na diw d'accord na ci lu mu gën a gaawee il faut ñu taxawal kuréel boo xam ne dafa boole opposition bi yëpp mu doon kuréel bu dëgër boole toutes les forces vives de la nation mouvement citoyen bu yaakaar ne gis na boppam ci mbir mi mu nekk ci ñu nekk kuréel googu nag bis ni ki tey li mu war a saytu ci dëkk bi na ko saytu waaye dootuñu bàyyi benn nit muy buur di bummi ku mu neex mu duma ku mu neex mu tëj ku mu neex mu brutaliser loolu jeex na ci réew mi. ci coow li soxal Sonko Adji Sarr ki nga xam ne nag mooy tuumal njiital Pastef jël na kàddu àllarba ngir gën a dëggal li mu teg ci ndoddu Ousmane Sonko ci ab vidéo mu ngi doon gën a leeral ne Ousmane Sonko daf ko sàkku lu bëri yoon rax ci dolli di ko tëkku kii di Jean-Charles Biagui di enseignant chercheur en sciences politiques moom nee na jàngat bi mu def ci bile génn day wane ne ab scénario bu ñu taxawal la boo xam ne sax dafa dëng ndax lim ci gis moo di ay hésitation yu bëri te lu ni mel boo moytuwul du soppi li nga xam ne moo di gis-gisu askanu Sénégal ci ni mbir mi demee ndax ñu bëri dañu jàpp ne ab complot bu ñu taxawal la ngir daaneel kii di Ousmane Sonko. mais man gëwuma ni que dina changer mooy opinion bi lu mu xalaat man gëwuma ko dina en tout cas ñu bëri
peut-être pas opinion bi mais en tout cas ñu bëri ci lu ñu xalaat ñu bëri dañu xalaat ni instrumentalisation la mooy dañuy utiliser justice bi pour éliminer benn adversaire gëwuma ni mu renverser ko lu tax gëwuma ko parce que mooy scénario interview bi baaxul man ci sama gis-gis baaxul déjà tempo bi posé na problème c'est vrai que bon mieux vaut tard que jamais mais dañu xaar lu yàgg pour def ko canal bi tam canal bu ñu ko jaaralee tam parce que message boo bëggee mu jàll yow journaliste nga loolu du nga ko jàngal canal boo bëggee mu jàll il faut nga def ko ci canal boo xamante ne mooy canal bu am doole la donc loolu déjà problème la boo xoolee tam questions yi tu sens que c'est des questions préparées même vidéo bi boo ko xoolee nee nañu en direct mais dafa am ay coupure de temps en temps donc coupure yi ça te montre que probablement du direct probablement rafistolage la du direct donc loolu yëpp ay problème la am na tam beneen problème mooy ci biir discours am c'est que dañuy gis ni que depuis le début jusqu'à la fin moom objectif am mooy dédouaner mooy les autorités en particulier le chef de l'État wane ni que en définitive du complot mais est-ce que du inverse bi mooy discours am prouvéwul inverse bi parce que man yow ci affaire boo xam ne mooy entre deux personnes la man xaw ma lu tax muy insister au lieu muy défendre boppam mais moom muy insister di bëgg a dédouaner mooy ay autorité parce que comme ni nee nañ complot la muy jéem a dédouaner loolu c'est pas son rôle léegi boo gisee mu koy def c'est parce que peut-être effectivement complot am na donc en définitive man yaakaar naa ni que ñu bëri dinañ jàpp ba léegi que affaire bi yëpp instrumentalisation mooy politique la mooy volonté d'utiliser la justice à des fins politiques. àllarba conseil constitutionnel daal dina dàkk ab recours boo xam ne député yi fare ci kujje politique yi déposé woon nañ ko ñetti fan ci weeru mars ngir ñu daal di dakkal bépp jëf boo xam ne dafay jëm ci dindi malaanu kirlaayu député bu Ousmane Sonko ñoom juróom-ñaari sages yi nga xam ne ñoo nekk ci conseil constitutionnel ne li tax ñu dàkk boobee requête moo di ne amuñu sañ-sañ ngir yey war a yàbb ci mbir mu ni mel. mbokk déglukat yi yile xibaar gënoon a fës ci ayu bés bi ci Sud FM seen rajo leen di jaajëfal dig leen daje dibeer bi di ñëw. Birama Ndiaye. mbokk yi fii la ñu yem ak yéen itam ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu tasub xibaar yi la ca gënoon a fës bokk na ci programme yu yees ak tax tëralin yi ñu fas yéene amal ngir rek daal di fexe ndaw ñi daal di am ab liggéey daal di nañ ci àddu ci ay gox yu fasantikoo jeexale ko ci lu gënoon a fës ci ay xibaar ci ay bés bi ñu génn ak kile di Marie Rosalie Ndiaye tàggat yaram kile di Pape Abdoulaye Dieye moo fete woon ci xarala gi ci kanam tuuti 22h jotee kile di Aïssatou Gueye ba ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon ñu leen di ñaanal panaanu